mbokki téléspectateurs yi seetaan seen télévision mbourtv.net am neen mbégte jàkkaarloog yéen comme ni ñu koy defee saa su nekk seen émission Mbour TV matinale émission bi ànd ak yéen saa su leen neexee saa su ngeen xëyee ànd ak ñun donc ñu waxtaan ak yéen lépp loo xam ne ni moom moo xew si diwaanu Mbour ak li ko wër ci Sénégal ba ci sax àdduna bi. tey nag émission bi mu ngi noonu dañ koy doore émission spéciale la bu ci kanamee di ngeen xam lan moo tax ma wax loolu beneen bi ci topp mooy dañ ci ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Babacar moom mooy def flash d'information yi xibaar yi nga xamante ni moo fi xusandi ci matinal bi laata muy dem nag ci li nga xam ne moom mooy xibaar yi ci kanam tuuti lay doon dama koy nuyu dalal ko Babacar ci côté régie maa ngi lay nuyu di la ziar ci suba gi. Jibi fay naa la di nuyu Aïda mi nga xamante ne bii moom nga toogal mu yàgg lool di nuyu aussi téléspectateurs yi nga xamante ne bii ñooy suivre Mbour matinal. xibaar yi tey lan nga indi ci àllarba juróomi fan ci weeru septembre 2018. kon ma dikk ak yéen ci xibaar yi. xibaar yi dañ koy door ak ubbite l'école bi nga xamante ne bii daanaka benn weer moo ci des. ñi nga xamante ne bii nag ñoo séq njàng mi ak njàngale mi amaloon naa fa ndaje ngir xool naka la ñuy def rek ba grève ren bañ a am Innocence Ntap Ndiaye moom yëkkati na sax ay kàddu ngir ñu wax ci loolee mu ni ngir loolee bañ a am faaw ñu dogaale li nga xamante ne bii mooy jafe-jafe yi. leneen muy maire bu Malicounda daje woon ak ñi nga xamante ne bii ñooy ay ñoñam ngir nag waxtaanee parrainage bi kayit googee nga xamante ne bii jox nañ leen ko muy fiche de parrainage bi naka lañ koy jëfandikoo loolee lañ doon waxtaanee seen biir ab assemblée générale lañ amaloon. maire bu Mbour Fallou Sylla àtte na nag ci diggante ñaari ODCAV yi nga xamante ne bii ñoo nekk fii ci diwaanu Mbour muy ODCAV bu Renouveau ak ODCAV bu Authentique ODCAV bu Renouveau ñaari fan lañ am war koo fubal ci stade ba ODCAV bu Authentique am li nga xamante ne bii mooy ñeenti fan. bay dëkk tuddatul bay dëkk sant yàlla la tudd waaye seen i jafe-jafe am na yu ci des yu ci mel lu jëm ci wàllu ndox wàllu courant ak it ndox yi nga xamante ne bii dafay taa. loolee nag bokk na ci seen jafe-jafe ji bi loolu moo fi gënoon a fës ne ay xibaar waaye nag laataa may quitté faaw nag ma souhaité ki nga xamante ne bii mooy Aïda joyeux anniversaire di ko ñaanal nag gudd fan di ko ñaanal lépp loo xamante ne bii rek dëgmal na ko ci ay projet yàlla jàppale ko ci ba mu antu vraiment ku baax la te macha allah amul benn problème donc Aïda joyeux anniversaire ah. acca kon fii laa leen tàggoo di leen jox dig daje ci kanam su ko defee mais dikk ak yéen ci yaatalu xibaar yi jërë ngeen jëf. merci beaucoup Babacar ci information yooyu noonu ñu koy jox dig daje xam naa ba ci kanam tuuti incha allah mu gën koo yaatal ci xibaar yi nga xamante ni moom lay def waaye nag tey ku wax 5 septembre mercredi 5 septembre 2018 Mbour TV matinale c'est spécial pour nous parce que tey bés bi nga xamante ni mooy 5 septembre ça coïncide avec un jour spécial avec quelqu'un qui est ici à Mbour TV nekk nag tey bés bi nga xamante ni c'est historique bés bi nga xamante ni tey nit ñi dañ koy fêter parce que kuy fêter anniversaire tey mooy kan sama partenaire bi nga xamante ni moom lay àndal tout le temps ci plateau bi muy Aïda moom lay àndal tout le temps aussi ci yenn reportage yi nga ñu gis muy liggéey bu am solo ci Mbour TV tey nag ñu koy defal une journée spéciale ànd seeg sama caméraman Zal mi nga xamante ni moom mooy xaritam ak tout le personnel de Mbour TV donc c'est une journée spéciale pour elle c'est le 5 septembre l'anniversaire de Aïda alors on va essayer donc de parler aujourd'hui tey ci anniversaire am ci parcours am ci li nga xam ne nii moom la Aïda doon def tey ba yegg si fii parce que ku nekk ak sa jour ah Zal bu amee jour am dañ koy bàyyi mu ñëw ci kanam caméra yi Eldo Mohamed ñoom ñëpp kon ku ci am anniversaire c'est comme ça Mbour TV c'est la famille aujourd'hui c'est la reine du jour et on l'a bien zappé on l'a bien décoré je vais l'appeler sur plateau Aïda mu ñëw ñu daal di waxtaan ak moom Aïda la reine du jour je vais l'appeler voilà Aïda ñëwal gis ngeen ko tey sama reine bi joyeux anniversaire voilà la reine du jour gis ngeen ko tey nu mu mel Aïda moo ngi nii gis ngeen ko tourneel ma xool tourneel defal tourné nii waa ate beneen côté bi
laay da xoolal couronne bi ñu ko takkal. Oh ça c'est parce excellent. que je suis la reine aujourd'hui tey nii rek laa xëy def. ànd ci ak Buzz Fashion. Bamba moo génn ak man fii tey ci robe waaw. lépp jàpp ci anniversaire bi. di leen nuyu téléspectateurs yi di am contentement. bu baax a baax ci message yi Facebook WhatsApp. Messenger Twitter dinañ ñëw ci gars yooyu yëpp toogal kon Aïda soyez à l'aise aujourd'hui kon mu ngi noonu la reine du 5 septembre bés bi nga xamante ni nag mooy sa anniversaire tey lan nga yëg Aïda si sa jour anniversaire tey. waaw Djiby. doo nuyu gars yi d'abord ba pare. damay nuyu téléspectateurs yi. di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi seetaan Mbour matinal. wala nga ak bépp émission boo mën ci seetaan ci Mbour TV. maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di am contentement bu baax a baax ci nit ñi parce que démb ji bi dama doon jooy. 22h la appel yi commencé ku woote rek danga ma naan du ma xaar ba minuit jot ku woote rek danga naan du ma xaar ba minuit jot. message yi même chose. statut yi da ngay gis nit ñi di bind naan du ma xaar ba minuit jot. tey lay commencé. ma ne est-ce que man lii nit ñi di wax ci man maa ko def. da nga baax rek. am na ci vocal yoo xam ne ji bi mënuma ko déglu ba mu yegg. su ma koy déglu balaa muy yegg sama rangoñ yi day tuuru. may jooy. nit ñi daal man awma seen fay. defaluma leen lu tax ñu bàyyi seen temps yépp 22h ñu commencé di bind ba minuit. ñu toog di xaar minuit jot am na ñoo xam ne dañ may woo ne ma Aïda yaa ma tere woon a nelaw ñoo xamante ne 21h 22h dañuy nelaw. ay mag yor seen jëkkër yor seeni doom dañ doon toog di xaar minuit jot. man sama yaram bi dafa dem ba ji bi man démb dama dem ba sama xol. mënatuma wax ku ma woo. su ma waxee tuuti dama lay couper. parce que du ma mën a continuer. xaw ma man nit ñi lan laa leen defal. wala ban mbaax laa leen wan. ba tax ñuy wax loolu lépp ci man. kontaan naa ba fu kontaan yam. donc tey bés bi yëg nga ci contentement gis nga nit ñi ñu ngi lay taxaw te tamit ñu bari ñu ngi témoigner lu baax ci yow. waaw dañoo baax rek di wax. waaye nag olof daf ne kéwél du tëb doom jëbët. olof a ko wax waxuma ko. damay teg rek sama baaraam foofu daal di bàyyi peut-être ñi ma xam dinañ xam lan moo tax ma ne olof du kéwél du tëb doom jëbët. ñu gis ne 5 septembre tey mooy jour anniversaire am Aïda ñu koy souhaiter joyeux anniversaire de ma part ak tout le personnel donc bi nga xamante ni ñoom ñoo nekk tey Mbour TV te moom moo ko waxoon nee na Mbour TV tey du yomb à travers Zal sa xaritam caméraman ak gars yëpp mais Aïda ñu gis ne. da nga nekk koo xamante ni da nga am relation nit ñu bari tey sa jour anniversaire bi sax mun na nekk li nga xam ne moom moo koy témoigner Aïda c'est quelqu'un qui est ouverte ou bien c'est quelqu'un qui est compréhensive wala lan la demee foofu. waaw Djiby loolu dama ciy sant yàlla avant tout dama ciy sant yàlla di ci remercier nag kenn koo xamante ne nii kenn la ci man. peut-être li nit ñi di wax ci man xaaj bi yépp moom moo ko def ci man su ma sañoon tey sama anniversaire bi da koy fekkee. da koy teewee mais jaam ak pexeem yàlla ak dogalam. dëgg la mu nekk koo xam ne nii. tey lu ma mën bay taxaw fenn di wax nit ñi di ma déglu. wala ma nekk xale di jiite ay mbooloo. wala ma nekk xale mag kilifa gu ma gis def ma comme boppam man mën naa ne aw ma xaritu xale ay mag rek laay àndal. ay paa ak ay mère ñooñu rek ñooy samay xarit. parce que damay dégg mag ñi naan maan xale bu loxoom setee day mën a bokk ak ay mag. dëgg la ñu jël ma def ma ci seen bopp loolu lépp dama koy sante kenn. koo xamante ne nii dafa sori ci man. su may wax ci moom sax sama xol dafay fees. muy sama papa Abu. Djiby kooku nekk benn personne boo xam ne dafa représenté lu bari ci sama famille. ci sama àdduna. daf ma taxawu ci bépp côté jëloon ma def ma mën naa ne ren bi ñuy wax sax. def na ma ko. parce que da doon toog ma war a firee ko mu teg chaise teg ma ci banc di ma firi létt rek la ma dul def bu paree daf koy peñe ba mu baax ne ma demal léttu ji. kooku moo may yar ma te merew ma ko début bi nag doon na metti trop parce que nit ki dina am ni muy bëgg nga mel après ni mu lay taxawoo da ngay foog ne daf la bañ wala dafa soxor. fekk lii la lay doon bëggal ëllëg. tey bëggoon naa lépp lu ma mën wala lépp lu may am
da koy fekkee bokk ko ak man te ba tey juguma ci de barki Serigne Babacar Sy mi ma yaakaar yéene gi ma amoon ci moom di ko wax fépp fu ma mënti nekk wala fépp fu ma mënti toog ba léegi dama koy appliquer. waaw d'accord dinañ si ñëw di nga ñëw si kooku parce que day tax nga am émotion après dinañ mën a gérer loolu noonu parce que nit nii la koo xamante ni yow moo lay jàppale ci li nga xam ne mooy si àdduna ñun ñëpp ça nous arrive parfois am nit bu baaxee da ngay am ñoo xamante ni ñoom ñoo lay encadrer ñoom ñoo lay toppatoo ñoom ñoo lay gindi ñoo naan la jaaral fii si yoon bi donc loolu moom mooy ci àdduna waaye tamit bokk na si ñi nga xam ne ni ñoom nga dëkkal seen kër ci anniversaire bi nga wax si ñoom tamit seen dëkkin foofu. sama dëkkin ak sama waa kër moom damay ñaan yàlla rek cat bañ ci dugg. parce que surtout sa maam sonal nga sa maam kenn mësuma xëy àtte ak ñoom. lépp nag ñoom ñoo ko waral de. parce que ñoom ñoo ma comprendre. damay xëy dikkale leen du ma wax ak kenn parce que dama am sama jikko. damay xëy dikkale du ma wax ak kenn. bu ma yeewoo bu may traversé sama maam di wax bu ma tourné dama ko naan noppil yow waxi fajar manuma ko dafa teel te boobu day fekk 10 heures jot na wala 9 heures bu ko defee moom it du tontu lu ma ko wax rek day ree sama umpaañ yi sama maam yi ñoom nday mati xam nga ummi fay tata kolle tata leemu ñoom ñëpp ñoom ngóone ñoom ñëpp daal jël ma def ma comme seen doom parce que ñoom laay yendool ci kër gi su ma wàccee ñibbi ñoom laa fay nekkal sama yaay dafay liggéeyi au passage may remercier bu baax tata Ngone parce que tata Ngone am na jour sama yaay xëy liggéeyi bàyyi ma ci kër gi avant muy ñëw ma feebar dama jékki rek mu ñëw dugg ci néeg bi ne ma Aïda tey yëpp génnoo ma ne ko dama feebar ma toog ba ay lu mat 1 heure de temps feebar bi gën ma jàpp mu dem jëli taxi indi yëpp ma ci oto yóbbu ma hôpital moo fay lal ba moo fay lépp. c'est normal. woowul sax sama yaay téléphone. parce que xam naa ne te man it néew ma ko woo ko xam naa ne fi sama yaay di taxaw moom mën na fa taxaw. te sama jabaru tonton rek la. lépp loo xamante ne war na fay na ko def na ko moo ma yóbbuwaat ca kër ga lépp loo xam ne soxla naa ko mu ngi ciy daw mu ngi togg di indi mu ngi def lépp. ñoom Ummi Njaay ñoom Faatu ñoom ñëpp awma seen fay. parce que kii xëy wax naa la ko keroog kii xëy di togg di la jox nga lekk kooku loo am ci lu baax rek defal ko ko. dëgg la ok ba tax na man lépp loo xam ne mën naa ko ci sama doole. muy métier bi ma yàlla may. muy jëm ci defar bopp. wala defar kanam wala lépp loo xam ne ci wàllum beauté la ma mën ko. heure buñ ko bëggee ci man buñ ma yeewee damay jóg defal leen ko parce que loolu laa am pour fay leen. amuma leneen pour defal leen ko. awma am bu tax mën naa leen a defal. mais lépp lu ma mën ci sama doole muy sama ñaq heure buñ ko bëggee dama leen koy defal. parce que ñoom ñoo ma jàpp. très bien loolu rafet na ànd bu rafet tamit ak dëkkuwaay bu rafet tamit dafa am solo ñu ñëw nag ci carrière Aïda carrière bi nga xamante ni moom nga nekk nii avant ngay nekk animatrice présentatrice am na foo jaar fan nga nekkoon. waaw nekkoon naa élève franco arabe mishkatal islam ndaa nekkoon dawkati jàng non doonuma woon daw jàng ñu lay daal dama jàngi ngay bañ a dem jàngi doonuma woon daw jàng nag Aïda élève la jàng na ba benn classe bi ma fa jógee comme dama bëgg affaire sañse affaire beauté dama doon toog ci biir classe bi bu ñu amee pause ma toog ci kaw table bi nit ci banc bi di ko létt ci biir classe bi di ko létt ñu dàq ma ci ñetti yoon parce que toujours damay nekk ci biir classe bi di létt wala ma nekk fa takk buum def ci mèche di jàng raw wala may jàng mèche tax ñu dàq ma 3 fois sama yaay dem ba xam ne dama ko bëgg dama doon teg suñu xale yi kër du ma am maquillage damay jël doom bi ak ay këriñ moom laay jël di ko faaral xale yi di leen teg di leen maquiller déggal loolu greffage bu ma romb ci mbiti dama koy for bu ma ñëwee ut wëñ tappal la ko ci sa benn létt xale yi rek laa doon dajale di fo ci seen kanam yi wala ci seen bopp yi sama yaay dem ba xam ne kii bëgg na li muy def mu yóbbu ma ci benn copinam bu ñuy wax Nday Awa Diouf tata Nday Awa moom tamit jàngal ma métier jàngal ma létt jàngal ma yu bari mais am na ci nag yu bari yoo xamante ne nii moom moo tax ma mën ko parce que day bëgg nga mën du ma wax dafa soxor mais da doon bëgg ma mën daf may teg su ma léttee ba mu xaaj bu ma ñëwee daf ma naan firi ko dara baaxu ci début bi nag dama doon jooy parce que daf may leer ne li ma def baax na
mais daf koy firi ba mu set mën naa xëy toute la journée du ma defar parce que lu ma defar daf ma naan baaxul. lu ma defar daf ma naan baaxul. ma nekk ci salon ba di jàng yàlla def toujours nag ma ciy gën a xarañ parce que lu ma gis ci télé bi rek su ma xëyee dama koy essayer ci bopp nit. lu ma gis ci télé bi rek su ma xëyee dama koy essayer. yàlla def ma nekk fa di jàng métier ba événement bu jotee su ma wàccee damay fekk nit ñi rang sama kër di ma xaar ñi mën a ñëw sama kër ñëw ñi mën a ñëw ci salon ba dañ ma fa daan fekk. ma nekk fa ak ñoom di liggéey lu ma am bokk ko ak sama yaay ak samay sœur parce que ñoom ñoo ma tax di sonn. bu dul woon ñoom damay tëdd parce que kër ga lekk am na fa naan am na fa. mais bëgg di leen defal. bëgg di faj soxlay doomu aadama yi mooy tax toujours damay daw. damay kërti ngir lu ma amal sama bopp Djiby man bëgguma ku ma may. dëgg la. bëgguma ku ma may damay bëgg lu ma am rek dama koo ñaq. parce que ci loolu lañ ma yar. effectivement. sama yaay 7 heures lay xëy. mbaa 8 heures balaa dugg si ci biir kër gi 22 heures. kooku defe naa bu ma xoolee ci moom rek force damay liggéey. référence effectivement. force damay liggéey. ma nekk ci métier bi di ci dem Aïda xëy na ba yàlla def ku ko gis bëgg ko wala ku mu defaral nga dellu si dama mës a tegal sama yaay biñ ne suba la tabaski petite tête mu dem marché nit toppee ko marché. ne ko di nga ma yóbbu ci ki la tegal mu ne ko sama doom moo ma defaral. mais man damay liggéey yi dama lay jox numéro boo demee ba place tel nga woo ko ndaw si ñëw woo ma jëli ko ci tali bi mu yegg si ñu ànd di dem mu ne ma ki may borom salon ba anamu parce que xam naa jëmm ji ak ni ma toll. moo tax ñu yegg ma ne ko toogal ñu waxaale ba pare ma war ko defaral mu ne ma non man patron bi laa wax. parce que boobu dala xeeb quoi. waaw dama tuuti. mu ne ma patron bi laa wax ma génnee sama pièce ma ne ko mu ngi nii bu fekkente ne dama laa defaral ba pare te neexu la may naa la ko gratuite nga jug dem mu ne ma d'accord mu toog ma defaral ko. ma defaral ko ba pare mu yëkkati fay bi jox ma yëkkatiwaat xaalis jox ma parce que nee na man ak ni ma toll ak ni ma amee fit. di engagé nit di ko teg moom kaa la ko def. effectivement. sama famille tamit ku ci am tudd wala nga am ngénte dañ may woo parce que mënoon nañ ma xeeb. lu ci bëri bu ma defaralee nit bu génnee dañ may xoolaat dañ naan ndax yow yaa ko defar moo tax des fois damay dem ci programme defaral nit damay nëbbatu du ma bëgg di génn. parce que li ñuy wax làmmiñ day lekk xorom damay daw di nëbbatu parce que du dama bañ nit ñi. effectivement mais damay nëbbatu parce que bëgguma xëy rek bëgguma nii ñu xam ma. man dama bëgg di raam. ñu may dégg may raam ñu di ma dégg ba bis bu ma matee ñu xam ma. mais jamono ji mataguma damaa toll ci dox. effectivement après bi nga jógee foofu noonu ci wàllu liit yi parce que da nga koy def temporairement rek. am na loo dugg avant ngay ñëw nag ci présentation yeeg. waaw présentatrice bi avant ma ci nekk nag dinaa def li nga xamante ne mooy commerce parce que man lépp lu jëm ci sañse rek dama ci bëgg. dama ko bëgg. damay def commerce. loo xamante ne rek jigéen mu ngi koy soxla dàll sac chakos lépp luy sañ sa yére dama ciy yëngu. noonu laa mel dama ciy yëngu. Aïda xëy na nekkoon Wally Family 2009 2010 ma nekk Wally Family di bokk ay fans club ma bëgg ko lool bëgg Wally ci sama xol. waaw ñëpp xam nañ ne dama koo bëgg. ba moom ci boppam ma koy nuyu au passage sama doom la may woowee parce que xam na cofeel gi ma am ci moom. ma nekk ci Wally Family di daw di jóg di daanu ñu di ma wax da nga ñàkk fayda sama waa kër di ma kaañoo naan man sa waykat bi xamul dara. te pourtant tey ñoom ñëpp a koy cons ñoom ñëpp a koy déglu suñu bëggee yëngal dañ ma naan Aïda sa waykat bi génn na. ma nekk Wally Family di daw Fassar nekkoon présidente bi ak Mominia ñoom ñëpp nekk ci Wally Family ma nekk ci yàlla def comme li ñuy wax naan loo sonn rek. di nga am bés nga jariñu ci. ma toog 2016 fin 2016 ma toog sama kër Pape Ndéné nekkoon moom tamit Wally Family ñëw seet si ma yàlla def jour boobu ñu woo ma téléphone ci kanamam président général Bamba Niang woo ma téléphone ne ma Aïda ma ne ko mu ne ma Wally Seck nee na à partir d'aujourd'hui yow yaa nekk présidente Wally Family. ma def téléphone bi haut-parleur ma ne ko delluwaat ci parce que
li Wally naan sénégalais dafa mën a weddi yàlla def na ku bokk ci Wally famille mu ngi nii toog mu nekk sama seede pour bis bu ma jógee di ko wax ma am seede Bamba delluwaat ci wax ji Wally Seck invité ñu ñëw toog mu dénk ñu ay kàddu ne ñu dama bëgg képp koo xamante ne Wally famille nga bokk wala nga nekk présidente wala nga nekk président fonkal sa yaay fonk sa papa fonk sa famille bu dee da ngay liggéey nga jàpp sa liggéey bu dee da ngay jàng nga jàpp sa jàng parce que lépp loo am ñooñu ñoo leen gën tey buñ la doon woo di la jox ay trophée sa famille teewul kenn du la respecté tey boo amul métier yoroo sa liggéeyu bopp kenn du la respecté dama bëgg ngeen jàpp seen famille yi jàpp seen liggéey jàpp seen jàng ma nekk nag di góorgóorlu ci loolu parce que dama bëgg social biñ ma ko waxee une semaine après ma ne man li may njëkk a def mooy damay woote benn social boo xam ne damay defal ñi nga xamante ne ñooy xale yi nekk ci pouponnière bi gisuñu ndey gisuñu baay ci semaine bi ma fexe ba organiser benn social fu ne nit ñi di ma fawoo ñii di ma jox couche ñii di indi meew ñii di indi ndox ñii di indi lépp loo xam ne bébé da koy soxla rek nit ñi di ma ko indil ñii di ma woo di ma jox ngir acte boobu ma doon def ma récolter samay dons. Wally famille tamit jàppale ma ci bu baax ku ci mel ni Mariama Sembène Pape Ndéné su ma limee rek damay juum ñoom ñëpp dooleel ma parce que li ñuy wax mbooloo mooy doole ñu jàppale ma ñoom ñëpp ñu dem seeti waa pouponnière ba jour ba may dem pouponnière ba staff Wally Seck ñëpp a ma gunge ñëpp a ñëw Dakar muy ki nga xamante ne mooy ménagère am Aziza Njoogu Mbay Bamba Ñaa ñoom ñëpp ñëw gunge ma man ba tey waxuma leen ne leen dafa am lu may yóbbu pour ñoom fans club bu ñu war a seeti lañ rek ñu yegg ba pouponnière ba ñu gaare suñu oto wàccee suñuy maal ñu ne ñu boo ma waxoon ne ma Aïda lii ngay indi fii seen dërëm du ci dem ñun ñoo fiy indi lépp ba ma paree ci don boobu ma defaat beneen social dem seeti waa hôpital Grand Mbour togg ay ndogu weeru koor ñu togg ay ndogu teg lu mat suñu juróomi mbana fere ci nag lu bari dëkk bi yépp ne Wally Seck ñoo ñu jox somme Wally Seck moo ma jox 500 000 Wally Seck Wally xam na soxna Aïdara xam na jàpp na nag ci combat ba jàpp na ci bu baax jabaram jàpp na ci mais Wally famille début bi moo demoon ak poche am Wally xëy gis photo yi man dama xëy rek gis photo yi ñu dugal ko ay Facebook Dakar ay YouTube photo yi ma leen di gis YouTube di leen di gis ay Buzz Dakar fépp photo yi di daw ci réseaux sociaux yëpp fu ne nit di ma fa woowee Wally Seck def ko ci geste bu rafet ñu jóge foofu defaat beneen social ak yeneen yoo xamante ne bu ñu fi toogee tey di ko lim duñ ci jóge ba léegi yàlla def may dox ba ci suñu ndogu boobu nga doon def laa xamante ak Eldo mi ci biir kër gi ñu jox ma micro ne ma comme yow yaay présidente bi yaa war a wax jour bi ma waxee ba pare ci programme boobu bi ma waxee ba pare Eldo ne ma pourquoi pas yow Aïda mënoo nga ñëw nga nekk présentatrice parce que ni nga koy defee macha allah tegu na ci te soxla na ko mel ni yow tey bu ma ñëwee toog Mbour TV bay gàddu micro di wax askan wi di ma déglu nit ñi di ma bëggee di yëkkati seen alal di ma jox grâce à Mbour TV waaye grâce à Eldo dama koy jaajëfal bu baax a baax di koy wax chapeau parce que lépp moom la moom moo tax tey ma toog fii di ko ñaanal yàlla moom tamit lépp lu mu bëgg rek yàlla na ko yàlla defal yàlla na ma yàlla bàyyi ak waa Mbour TV ba li ma bëgg ci sama àdduna ma def ko muy teral Eldo biir Mbour TV waaw loolu moom rafet na nga ñëw nag ci sa relation ak Mbour TV avant ngay jeexal nu bi nga fi ñëwee est-ce que yaa ngi nekk à l'aise waaw est-ce que am nga fi ay gars yu la sonal est-ce que am ñu lay jàppale Mbour TV nag mention spéciale muy ci ki fi gën a mag ba ñi nga xamante ne ñoo féete suuf ñëpp a ma bëgg su ma dawee sax ñëwuma dañ may woo téléphone surtout jibi 7 heures la may woo yow surtout jibi 8 heures nga may woo téléphone Aïda lu tax tey ñëwoo Mbour TV awma seen fay chaque jour ñu ngi ci damay xëy rek des fois ñu ne ma jàbb enveloppe
waaw te toujours fiñ ma koy joxee day fekk ma soxlaa ko fa. day baaxee waaw Njaay day mel ni. directeur day mel ni bu tëddee day génte ne tey ji Aïda soxla na. day xëy rek jox ma. bu ma ko dajjee sama xol day féex parce que ku nekk dafa bëgg xaalis. te xaalis dama koo bëgg ci sama xol. ba tax na bu ma ko Njaay joxee damay kontaan. sama xol bi day sedd journée boobu. muy directeur bi waaw. ñoom ñëpp daal aw ma seen fay. ñu baax bëgg nit bëgg ma parce que. émission bu ma leen wax wala programme bu ma wax rek dañ ciy ànd ak man dañuy appliquer Jibi day yor big bi rek Jibi mii toog sama wet day yor big bi rek lu ma wax mu ne ma seen noté kañ nga koy tourner chaque jour ñoom tamit ñu may jox ay leçons parce que des fois dinaa wax pare ñu ne ma ni nga waxee du noonu wala ni nga defee du noonu te damay nangu parce que ñoo ma ci jiitu ñoo ma ci mag ñoo ma ci ëpp expérience donc lu ñu ma wax rek dama koy def di remercier ñëpp képp ku nekk Mbour TV rek jàppaluma dara lu ñaaw wala jàppaluma dara loo xamante ne wax naa ko mu mer Zal nag moom dama koy bàyyeeg yàlla ndax chaque jour ma kaañoo ko te du mer chaque jour ma wax Zal dara te Zal du mer boobu lay gën a mën a des fois mu may filmer sax ma naan koon waa Zal doo commencé ci dàll yi doo jël ko ci suuf est-ce que mu ngi dégg saa li ngay wax Zal jëlal ko ci suuf day dagg loolu commencé waat ci suuf di yéeg dafa neex a àndal bu ma àndeek moom damay firi ñoom Mouhamed Ngóor Jibi Combaan ñoom Jibi Diop Ndiaye Jibi Saliou directeur DG ñoom ñëpp aw ma seen fay kontaan naa trop ci waa Mbour TV mu nekk nag li nga bëgg ci sa xol passion la nekk di liggéey ci télévision waaw dama koo bëgg ba tax na lu ci bari su may ñëw di toog fii du ma bind li may wax waaw loolu nag c'est important nga wax ko askan wi parce que dafa mel ni que ni ñoom dañoo yaakaar da ngay bind ngay jàng ne parce que ñu ci bëri guddi gi des fois damay déggante ak samay nit ay minuit 23h ñu ne ma mais Aïda yow xanaa waroo liggéeyi suba ma ne ankay waa doo concentré wu nga bind ma ne leen man la may toog di wax ci plateau ñu ne ma ne leen naturel la mais gëmuñu ko man du ma ñëw émission ba bind du ma ñëw Mbour matinal ba bind lépp su ma toogee lay ñëw ci sama xel. même présentation yi ngay def ci événementiel yi aussi da ngay ñëw. Mbour show yi may dem yëpp. présentation yi may def yëpp day ñëw ci sama xel rek loolu dama koy sante yàlla moo ma ko may. parce que bëri na doomu aadama yoo xamante ne dañuy taxaw yor micro du ñu wax. dañuy taxaw. duñu xam lu ñuy wax effectivement. mais yàlla dimbali na ma suturaal na ma man su ma nuyoowee rek askan wi dañuy apprécier. loolu lépp ma koy sante yàlla. li may toog nag di ko wax du lu may bind du lu ma Jibi di déy du lu ma Zal di déy du lu ma kenn di déy day ñëw ci sama xel naturellement. li nga xam ne nag dama koy wax ci askan wi ñoo koy dund ma di ci teg sama bët. su ma ñëwee di toog di ko mën di jox ñi may seetaan ñu ci mën di gis seen bopp di ci mën di jariñu effectivement lépp nag sama maam la rek ci ni ma yaree may toog nag comme ki jur sama yaay génn na àdduna moo ma yar sama maam Sira nekk ak man ci kër ga des fois damay ñëw mu ne ma Aïda ni nga doxalee du noonu de rek ma yuuxu ko nan laa doxalee mu ne ma toogal soo toogul doo xam li nga def su ma toogee mu wax ma nii nga war a waxee nit bu ñëwee seet si la nii nga ko war a accueillir nii nga war a waxee ak moom nii nga war a defee ak moom ma nangu ndax moo ma mag moo jur sama yaay kon am na yoo xam ne su ma ko waxee damaa war a nangu lépp sama famille la nu ma mel rek ñoom la ñu ma mel ñoom la lu ma am ñoom la yàlla na ma yàlla bàyyi ba ma teral leen. jaajëf rafet na question yi mujj yi mooy lan moo la gën a neex ci sa àdduna walla sa liggéey loo xamante ni marqué na la soo koy xalaat da ngay kontaan. waaw li ma gën a neex nag li ma gën a neex ci sama àdduna bokk na Jibi su ma koy wax sax. bu fi jooy na dimbale ma rek ngir yàlla boo ko fi nar a wax nga sote ko après ñu jëlaat ko une prochaine fois. waaw li ma gën a neex ci sama àdduna bokk na ci sama rakk yi. bokk na ci sama rakk yi niñ may tiitaroowee. niñ may tiitaroo daf maa neex. ak jàmm ji ñu am ak man. parce que gis nañ ñaar ñu bokk ndey ak baay di rayante chaque jour.
dañ maa jox cër respecté ma loolu daf maa neex. boo dama leen di fekk ci seeni biiri morom te pourtant li ma leen magee bariwul. dama ko naan jógal ma yónni la te day jóg tu ci teg baat démb da doon taw ci guddi sama rakk bu góor bi dama ko fekk ci biir néegam mu tëdd ma yee ko ne ko jëndali ma meew ci boutique bi mu jug jëndali ma te mu ngi taw di dënnu. mu ne ma si Aïda gis nga taw bi ma ne ko demal rek. mu jóg dem loolu marqué ma te bu ma ne woon demul damay xam ne mënta dem ndax mu ngi taw mais cër buñ ma jox. ak respect bu ñu am ci man bokk na ci li ma gën a neex ci sama àdduna. Mbour TV ñu la fi lakkal ak li la fi gën a. waa Zal moo ma gën a sonal. Zal moom. moo ma gën a sonal ban affaire nga kii ci tournage wala ci affaire boo xam ne nii boo ko xalaatee si Zal rek da ngay kii quoi. damay mer émission damay ñëw émission balaa may yegsi sax. damay sonn bu may ñëw damay ñaq bu may yegsi ci plateau bi. damay yegsi rek. Zal ne ma accolade far force. daf may naq damay mer parce que damay tàng te man bu ma tàngee damay énervé wu. damay ñaq ba tooy. damay yegsi rek Zal ne ma non danga may accolade far force. damay mer mais dama naan kii dama koy bàyyi rek di ko seetaan mu def lu ko neex. Zal voilà mu ngi noonu kon mbokk yi tey émission Mbour TV matinale dafa ñëw uniquement ngir li nga xamante ni moom mooy. waxtaan waaw suñu plateau nag li ma ci gën a neex nga xam ne du ma ko fàtte benn bés Zal suñu caméraman yi dafa toog un jour. pleine émission Zal toog di filmer ndax dañoo si jékki rek seen tànku Zal yi jëm kaw Zal di daanu. jàpp ci caméra bi di daanu. jàpp ci caméra bi di daanu loolu mënuma ko fàtte bokk na ci plateau yi ma gën a neex. après boobu da nga ko doon ree di ko. dama doon ree ba mënatuma eggali émission bi damaa jékki rek gis Zal di daanu mel ni kuy jóge ci ay escalier di ñëw waaw. dernière question avant ngay tàggoo lan moo nekk sa future innovation ci Mbour TV wala ci liggéey bi ngay def nii. waaw liggéey bi nag bientôt. di ngeen ma gis ak yeneeni émission yeneeni programme parce que man Aïda man en personne dama bëgg a yóbbu Mbour TV foo xamante ne nii loxo du ko jot. déedéet kay. waaw man loolu laa bëgg man Aïda. am na gars yi wax ci suuf naan Aïda de gars yi dañ koy mercato dañuy ñëw bëgg koo jël këf ko Mbour TV yóbbu. loolu gars yi nag. ñu ngi koy wax du ci ñàkk. parce que ku nekk yaa ngi may contacter. waaye tamit ku ne dangaa bëgg lu baax. ku nekk ngi ñëw ku nekk ngi wootee. ñii wag may proposé sax nan man sa émission matinale bi indi ko. boo ñëwee dañ lay doubleel sa fay. ñii naan man mën nga nekk Mbour TV ba tey mais nga jox ñu benn émission boo xamante ne da ngay ñëw di ko tourner ak ñun. loolu lépp peut-être dañoo bëgg lu baax rek lu baax ñëpp a ko bëgg. waaye di leen wax ne man. bougé wu ma Mbour TV. Mbour TV ñoo ma moom. Mbour TV ñoo ma formé. nu ma mel wala lu ma man ba di ko toog di wax askan wi nit ñi di ma gis di ma bëgg c'est grâce à Mbour TV. moo tax man dama ne la Jibi man en personne man Aïda damaa bëgg a yóbbu Mbour TV foo xam ne loxo du ko jot balaa ko nit a jot da ngay ut loo ko lonkee pour àjji ko. loolu rafet na je pense que ambition bu am solo la te incha allah maa ngi ci tànk yi. dinaa yëkkati Mbour TV ba ci kaw man Aïda. yàlla na ma yàlla may kàttan. te gars yi moom leen la xamee damay gis ñu naan may ma baat Aïda Mbour TV sama statut yëpp Aïda borom Mbour TV la ñuy def. ba ñu nekk Louga. ñi nekk Dakar ñi nekk Saint-Louis ba ci aji mi nga xamante ne ni moo ngi Angleterre moo ngi Atlanta ñoom ñëpp Aïda Mbour TV la ñuy wax Aïda Londres ñoom ñëpp Aïda Mbour TV la ñuy wax dem nañ ba sama sant sax dafa réer ñit ñi xamatuñ ko waaw am na nag lu ma fàtte parce que sànq laaj nga ma ci sama parcours bientôt nag Jibi di ngeen gis Aïda parce que Aïda nekkul présentatrice rek Aïda nekkul animatrice rek Aïda nekkul commerçante rek nekkul businessman Aïda mu ngi yëngu ci téléfilm bientôt di ngeen ma gis may ci benn téléfilm ma nekk ci actrice principale di remercier nag sama waa team bi yëpp ñi ma bokkal team ba yëpp maa ngi leen di jaajëfal ok mu ngi noonu kon nag émission bi jeex na tàkk dañ koy bàyyi mu tàggoo après nag comme que tey jour spécial la woon 5 septembre mu nekk anniversaire am fii la Mbour TV moom képp koo xamante ni fi nga nekk boo amee sa bés dañ koy taxaw ba mu rafet parce que nit bésam la am bul xeebal kenn bésam donc elle est la reine du jour comme vous l'avez vu comme ça avec sa couronne magnifique hein elle est toute splendide aujourd'hui kon nag c'est son anniversaire hein nous lui souhaitons encore joyeux anniversaire Aïda léegi lan ngay tàggoo. waaw Jibi di remercier rek
képp koo xam ne message nga ma wala woo nga ma wala def nga statut def nga profil ñëpp dañu changer seen profil yi waa Wally family maa ngi leen di jaajëfal waa Benjamin family maa ngi leen di jaajëfal waa Papichou kër Papichou waa Mandiaye family ñoom Mohamed ñëpp daal maa ngi leen di remercier waaye di remercier bu baax a baax a baax a baax a baax sama yaay parce que olof daf naan feccum liir su neexee nday jaa jàpp ca mbagg ya kooku aw ma fayam sama yaay man aw ma fayam maa ngi koy jaajëfal di ko delloo njukkal di ko wax ne lépp loo yéene boo am ci man rek man xam naa ko lépp lu ma mën rek dinaa ko def ngir teral ko di jaajëfal ñëpp waaye di jaajëfal sama tata Sira moom tamit di ko wax merci beaucoup gis naa gâteau bi moom 8h lañ ma livré gâteau 8h ci suba bi may ñëw loolu moo ma tardeel 8h lañ ma livré gâteau moom dafa teel a yónnee gâteau moom chaque année nag noonu lay def ak man dafay joxe gâteau joxe enveloppe moom dama koy bàyyee ak yàlla rek dama koy bàyyi ak yàlla li ci ëpp ngeen koy gis ma koy sol di ñëw ci plateau bi moom moo ciy jaar tata Sira madame Sène dama koy bàyyee ak yàlla di nuyu sama famille yëpp famille Ndione famille Ndiaye famille Diagne bàyyiwuma kenn ñëpp maa ngi leen di delloo njukkal di remercier waa Mbour TV Zal Eldo Mohamed Djibi directeur ñëpp voilà kon mu ngi noonu anniversaire du jour 5 septembre Aïda je pense que ni loolu moom mooy lu am solo bu ñuy liggéey fi nga xam ne mooy Mbour TV li nga xam ne moom ëpp solo mooy management nit ñi nga xamante ni ñoo fi nekk ku ci am bés ñu fonkal la sa bés je pense que Aïda loolu c'est la seule chose bu gën a am solo ci loo gis wane na ne ñun ñëpp benn lañu parce que mbooloo mooy doole tey bu ñu fi nekkoon di jàppante wala ñu am neneen lu ñuy taxawoo rek place bi du dem donc kontaan nañ daal ñun ñëpp benn lañ Zal nag nee na sama caméraman be nee na daf may daal di jox cadeau nag ci kaw plateau bi mooy cadreur bi mooy ki nga xam ne mooy cadreur émission bi ndeysaan Zal tey nee na day joxe cadeau ki nga gis ni donc moom waaw mooy cadreur émission bi waaw Zal borom émission Mbour TV matinal moom mooy ànd ak yow tout le temps nga ñuy xuloo toujours ñuy xuloo di jàppante di àndaat Zal jël si suuf jël si kaw Zal looy wax si anniversaire bi li ma say wax lu tuuti la lu ndaw joyeux anniversaire merci beaucoup Zal comprendre ne xam ne lu tax mu koy gàttal merci beaucoup xam ne lu tax mu koy gàttal mu ngi merci beaucoup Zal wane na ne nag lii ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay parce que Zal dama koo sonal tey bu ko neexoon mënoon na ko ci bañ a fekk waaye merci beaucoup encore une fois merci beaucoup téléspectateurs yi merci beaucoup ñi nga xam ne ñoo may bëggee ñoom ñëpp daal maa ngi leen di jaajëfal merci ciao kon xam naa ba suba incha allah si seen beneen numéro émission Mbour TV matinal tey moom suñu anniversaire bu ñu ko kenn yàqal on fête ça ensemble ici invité wuñ kenn ñun kese la merci beaucoup merci Jungle.